Futurs Médias ñëwaat ci actualité gannaaw bañ leen nuyoo ba noppi xibaar yi ak rédaction bi ci kanam tuuti ci wolof ak ci français buñ ci noppee daal di dalal ki nga xamante ne mooy professeur Issa Wane nekk président association bi dajale professionnel en santé publique bu ko defee ñu waxtaanee rek li nga xamante ne nemmeeku nañ ko fan yi ci Covid bi mu di cas yi nga xamante mi ngi wàññeeku bés bu jot lan lañ ci war a mën a jàng ak ban taxawaay la ñu war a mën a am ci kanam après 20h ñu daal di waxtaan ak moom. partie bu njëkk bi ñu jagleel ko inondation yi du ñàkkit ñu waxtaanee Covid bi waaye ak gouverneur bu Dakar lay doon mu di Alhassane Sall gouverneur dalal jàmm ci plateau bi. jërëjëf soxna Aram maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yëpp di am mbégte di ñëw ci seen invitation bi. Papis Diaw maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Aram di nuyu ñi seetaan di dalal également sunu gan di gouverneur bu Dakar ci wàllu fendi. waaw fendi boobu la ñuy njëkkee gouverneur la mooy fendi. waaw fendi buñ ko waxee ci wolof mooy lu tooyoon nga weer ko walla nga ŋacc ko ba mu wow. alors moo tax opération bi nga xam ni tàmbali nañ ko démb muy xeex mbënd mi dindi ndox bi ñu tudde ko opération fendi. fan ngeen ci tollu jamono ji. waaw ñi ngi ci première phase bi première phase bi mooy mobiliser ay camions hydrocureurs dafa ñëw nag yokk ci effort yi nga xam ni ñi ngi ko doon def ak sapeur pompier yi mooy pompage bi. ndax yu mel nii boo amee pompage mooy jiitu sapeur pompier yi nekk ci depuis bi inondation yi amee ba léegi mais dafa am ay gox ak roq yi nga xam ni amul dispositif de pompage parce que amul déversoir. donc boo pompé amoo foo ko sotti moo tax ñu ni roq-roqaan yooyu nañu wut ay camions hydrocureurs yebal leen fa ñoom bu ñu demee ñu manque ndox bi yóbbu ko fi ñu ko war a sotti bu ko defee ñu libérer zone yooyu. ci Dakar yëpp lañ koy def wala. waaw ci Dakar yëpp la mais département bu Dakar nag alhamdulilah bi ñuy def évaluation bi ñoom fekk na pratiquement amatuñu benn jafe-jafe donc actuellement. mi ngi ci ñetti départements yi des muy Rufisque Pikine ak Guédiawaye donc foofu la ñu yóbbu camions hydrocureurs yi en attendant que ñuy def beneen évaluation mais Dakar moom pour l'instant macha allah amuñu problème yooyu. alors gouverneur ci li nga wax léegi bu ñu xoolee fendi bi ngay wax noonu est-ce que ni ñu ko tëggee wala ni ñu ko mooñee dafa banqaasoo si ay ñi seen xam-xam màcc ci wàll bi li tax laaj bi mooy très souvent day am réaction moo xam Orsec la wala leneen day am réaction étatique. mais à terme problème bi dafay dellusiwaat ñuy faral di wax nag ne liggéey bi du yemb wala ñi koy seq seen xam-xam màccul ñu bëgg a xam est-ce que fendi bi na ngeen fipp rek attaquer ndox mi wala lu banqaasoo ci ay xam-xam yu màcc xelli ko pour ñu war koo tëral. waaw c'est que su ngeen déggee opération fendi bi dañ ko taf ci plan Orsec dañu indi plan Orsec mu am ay banqaas yu bëri. mais li tax a jóg plan Orsec bi mooy dindi fi ndox bi nu mu gën a gaawee donc plan Orsec bi liggéeyam du def ay travaux yu nga xam ni ci durée bi la maanaam lu gaaw lay def parce que nit ñi dañu sonn il faut nga jàppale leen donc ñu jël ci volet plan Orsec ñu ni comme urgence la nit ñaa ngi ci ndox bi mënuñoo xaar ndox bi mën na am ay feebar yu muy indi. dina indi ay jafe-jafe nañu fexe ni ñu dindee ndox bi moo tax boo gisee ñu dañuy pomper xam nga pomper boo sottee bu tawaatee tey tooyaat. loolu dëgg la boo xëccee tam nga ci ndox bi nga yóbbu ko sotti ko bu tawaatee taw bu fort ndox bi day ñëwaat donc du lu nga xam ni ay travaux structurants la dafa nekk lu nga xam ni ci urgence bi la nañu débarrasser ndox bi maintenant am na nag second volet plan fendi bi. dañu bëgg bu ñu dindee ndox bi ba libérer gox yu am jafe-jafe yi ak mbedd yi ñu indi nag ay lu ñu remblayer fi nga xam ni oto yi mënatuñ fa woon jaar ñu fexe nu ñu boucher indi ay engins ñu maasale bu ko defee nit ñi di mën a jaar oto yi di mën a jaar ca ak loolu yaakaar nañ ni xëy na bu tawee jafe-jafe yu metti yi ñu am ni xëy na duñ ko am na tim yeneen volets yi nga xam ni dugal nañ ko ci. muy wàllu sécurité ci wàllu santé sécurité laay wax parce que dafa am volet bu nga xam ni intervention service d'hygiène la alors service d'hygiène bu ñëwee dafay def des opérations de saupoudrage
maanaam gox yëpp ca loolu ci Dakar yëpp lañ ko région bi yëpp du ñu rek yem fi nga xam ni fa la ndox bi nekk poudre ko pomper ko ba neutraliser yi nga xam ni mën na indi ay feebar yu mel ni ay paludisme wala yu demee noonu. Ensuite am na bëgg nañu également distribuer ay produits d'hygiène ci population yi nga xam ni fa la problème bi amee donc lu mel ni ay eau de javel ay savon ay gel et cetera. bëgg nañ am na tam volet bu nga xam ni je crois que sax yéen a ngi koy suivre commencé nañ ko boobu sax fin bi ñëwagul mooy génne nit ñi nekk ci ndox bi am fu ñu leen tuxal le temps que suñu liggéey ci ndox bi jeex. ñaata lañ génne. waaw génn nañu par exemple démb bi ma demee visiter site bi nekk Kër Massar nee nañ ma lu toll ci 417 personnes ñi ngi foofu maanaam. famille wala. non personne. soo ko defee ci famille dañ ma wax ni 49 familles boo demee ci site bi nekk Jaxaay foofu 200 personnes ñoo fa nekk ñu estimer ko ci une vingtaine de familles donc ñooñu ñi ngi nëgëndikum ba ñu pare ci liggéey bi mais dina leen jox nouvelle bu neex nag tey. parce que tey ci suba woo nañ ñu ni liggéey bi nga xam ni sapeur pompier ñi ngi koy def unité 3. unité 3 je crois que ñëpp Sénégal léegi xam nañ ko mooy point Camibas. fa la mbënd ma gën a méttee ndax amoon nañu 1m40 de hauteur d'eau tey ci suba sapeur yi ñi ngi à 70 centimètres et liggéey boobu ñu def permettre nañu. maanaam genn wàll gi dem na. genn wàll gi dem na. et nouvelle bu ci neex bi mooy am na 37 voire 38 kër yu nga xam ni déjà libéré nañ ko unité 3. et li may wax nii bi ñu ko joxee information bi préfet bu Pikine ànd na ak préfet bu Rufisque ñoom ñu dem gis kër yooyu ñu libéré gis seen borom dellu si commencé nettoyer pour mën a dëkkaat foofu donc effort yi nga xam ne état bi def na ko ci wàllu pompage au niveau de Camibas mi ngi commencé porter ses fruits. est-ce que dafa am tey cartographie boo xamante ne ni am ngeen ko pour mën a xam fan la sinistré yi nekk réellement parce que peut-être si xibaar yi nga jot mais ba tey ñu ngi seetaan ay éléments ci journal bi di gis ñoo xamante ni ñu ngi naan ba léegi sentir guñu plan Orsec bi yegg seegul fa ñu dëkk. waaw loolu mën na nekk mais mën naa leen xamal ni tey jii fii ci région bu Dakar. fépp fu nga xam ni am na jafe-jafe ci wàllu inondation xam nañ ko buñ ko xamul it xëy na dafa am dysfonctionnement mais préfet boo jël def na liggéey bi ko war département ànd ci ak sous-préfet yi ak maire yi ñu def ko synthèse mu egsi ci man ba mu nekk un document régional donc ñun ñëpp xam nañ jafe-jafe fu mu nekk mais nag dafa am ñu gën a sonn ñeneen. waaw dafa am ñu nga xam ni xëy na ñoom ñoo gën a yëg mbir mi foofu nag Kër Massar la. moo tax certes am na yeneen zones yu am mais effort yu ñu gën a def ñi ngi ko concentré Kër Massar mais sans oublier ñeneen ñi boo demee fii ba Bambilor am na des sinistrés mais foofa sous-préfet ba ànd na ak maire ba ñu jàppalee askan ba loger leen ci ay école di leen toppatoo fii ci Dakar tam am na Parcelles Assainies am na maire ba taxaw na nga dem Patte d'Oie am na maire ba taxaw na nga dem ginnaaw raay sud nord yooyu yëpp am na mais ñi gën a sonn nag Kër Massar la dëgg-dëgg. alors gouverneur yaa ngi wax léegi population ku wax population. dafay renvoyer ci commune collectivité ci maire yi. ci opération bi lan mooy degré d'implication maire yi parce que population yi xëy na. kilifteef bi nga am tey. xëy na ñoom dañ koy réere mbir wala du ñu xam nu mu toll il faut mu yegg yenn niveau yi xëy na. ñuy fàttiku ne gouverneur am na ci réew mi ndax am na ay problèmes. en d'autres termes lan mooy implication maire yi concrètement ci plan Fendi bi par rapport ak situation. gis nga tey jii bu ñu defee plan Fendi bi par exemple dama ni préfet yi sous-préfet yi lan mooy soxla yi actuellement ci zone inondée yi ci wàllu hydrocureur ci wàllu suuf sable ak ci wàllu lu ñu jàppalee askan bi préfet bu jot instruction boobu da koy répercuter sous-préfet yi woo maire yi ak ñi nekk ci gox yi donc man situation bi ma yor en définitive mën nañu wax ni ci maire yi la jóge parce que nag maire yi aussi ñoo nekk ci gox yi ñooy nekkal population bi donc besoin yi nga xam ni jot naa ko actuellement ma jébbal ko suma ay kilifa ñu koy satisfaire ci mën nañu wax ni ci maire yi la jóge li ñu leen di jox it ci maire yi la jëm parce que tey jii boo jëlee camion hydrocureur yi nga xam ne jox naa ko préfet yi dañ ko séddale sous-préfet bu nekk séddale ko ci ay commune am ñu teg ko ci loxo maire yi ñoom ñu commencé liggéey bi depuis démb leneen luy ñëwit kazalika donc balaa loolu di am sax maire yi ñoom ñoo jóg taxaw ndax gis nga maire dafa am compétence générale balaa muy am ay compétences transférées compétence générale yi mooy
toppatoo askanam ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sécurité ci wàllu jàppale donc amul dara lu nga xam ne tey xew na ci gox lu nga xam ni maire bi amu ci compétence. mais dañuy gis ne maire yi parfois dañuy dédouané wu ne noonu lii bokkul ci compétence transférée yi lii nguur gi moo ko moom te bu waxee loolu rek day delluwaat si yéen. waaw moom laa expliqué donc ñooñu ñi koy wax dañu fàtte ni maire dafa am compétence générale balaa muy am compétence transférée gis nga compétence transférée mi ngi commencé en 1996 bi loi sur la régionalisation ñëwee kon kay bu dee loolu la avant 96 kon maire amul woon liggéey mais déjà maire kilifa la ci gox ba am des compétences générales yu nga xam ni moo ko permettre ñu wooteel ko budget maintenant état nag day ñëw dolli ci budget boobu lu nga xam ni daf koy gérer les compétences transférées donc compétences transférées yi daf fi fekk ci compétence générale fekk fi budget commune bi ñu indi fonds de rotation pour jël en charge nag li nga xam ni état bi yokkal na ko mairie mais tey jii amul dara lu nga xam ni tey mën na xew ci ab commune ñu génn ci loxo maire bi wala loxo. mais dafay am contradiction mon gouverneur. ndax compétence générale yooyu dafa war a ànd ak potentiel financier. capacité financière. or la seule complète wala boog njàmbatu maire yi yëpp Sénégal. ñii bu ñu nee comp la ñuy daal ñii dañuy dunduñu sax. dund sax defuñu ko. donc naka la mënuñee am ni ñu koy waxee compétence générale. te lii tax compétence générale bi manifesté wu amul. maanaam koppar ak moyens yi. pour ne pas revenir ci acte 3 décentralisation c'est notre débat. waaw gis nga nag loolu moom mooy nag démocratie locale parce que démocratie locale aussi dafa am lu muy àndal nee nañ la sax balaa ñuy créer commune tey jii balaa ñuy créer commune dafay fekk mu respecter yenn critères yi benn bi mooy population bi il faut que mu am au moins population bu toll ci 1000 habitants deuxième bi ñu ne la capacité financière il faut que mairie bi mën a am ay ressources yu ko permettre mu jël en charge li nga xam ni moom mooy ay wareefam leneen nag soo ko ñëw mais déjà ñaari critères yooyu boo ko déggee rek mooy mënuñu créer commune bu nga xam ni amul nit yu toll ci junni mënuñu créer également commune bu nga xam ni mën na justifier ni war na mën a am ay ressources maintenant créé nañu lu toll ci 552 communes au Sénégal am na communes yu gën a am doole yeneen yi certes mais loolu aussi mooy charme démocratie locale day indi nag participation citoyenne contribution askan bi mais également esprit d'initiative bu nga xam ni maire bi ak conseil municipal am nañ ko pour mën a dem fi ressources yi nekk ñu wuti ko. tey ci moyen li nga xamante ne opération Fendi am na ko nu mu toll. waaw opération Fendi dafa nekk ci ay phase commencé woon naa sànq wax leen ni. gouverneur damay bañ mu mel ni projet bi de nekk benn phase daw ñuy xaar 2 ak 3 ba léegi. non du mel noonu bii moom lu am pragmatisme lay doon parce que. bi inondation bi amee dégg ngeen président mu ni jël na 10 milliards pour régler problème yi de manière ponctuelle 10 milliards yi mu ni 3 milliards yi day jëm ci askan bi ay cash transfert yeneen 7 milliards yi lii dañ koy jënd matériel lii ñu renforcer capacité ñi nga xam ni ñoom ñooy xeex mbënd mi ñu la ñun fii ci région bu Dakar suñuy besoin ay camion hydrocureur la d'abord pour pomper ensuite ay engins lourds parce que boo nee da ngay wut ay suuf pour sëkk wala nga ni da ngay def ay tranchées pour ndox bi jàll il faut que nga am engins lourds yu ko mën ñu donc loolu itam suñu besoin la. ñu ni également suñu besoin nekk na ci ñu indil wér-gu-yaram askan bi moom la wax naa ko sànq mooy wàllu saupoudrage opération yooyu nga xam ni service d'hygiène moo koy jël. ñu ni également centre de santé yi ak poste de santé yi nga xam ni am nañu ay jafe-jafe biir Dakar. il faut que ñu jàppale leen ñu leen di jàppale ñu ne nañu wut ay médicaments jox leen. centre yooyu ñaata la. 160 démb sax maa ngi wax ma ju ma ne 164 mais 160 la donc yenn yi ay centre de santé la yenn yi ay poste de santé ku ci nekk ci ñoom dañu la jagleel benn enveloppe bu nga xam ni dañ koy jébbal PNA mu def ko ci wàllu ay garab ñu ñëw jàppale ko centre de santé boobu wala poste de santé boobu. bon montant bi 1 million la. donc ça va faire 160 millions. ensuite ñu ni bu ñu paree ci loolu nañu accompagner ñi lorule tuuti certes état bi def na cash transfert parce que tey jii aussi mën naa leen yëgal ni fi ñu toll ni région Dakar am na 1989 familles yu nga xam ne tey jot nañu cash transfert ni muy waxee yow ñii jot nañu 100 000 francs ñii jot nañu 200 000 francs. donc ñu ni en plus ça nañu wut même bu doon ay matelas la ay éponge
jàppale leen ko parce que ñu bëri yàqule nañu bu état bi joxee xaalis boobu ñu jël ay matelas jox leen. ak yeneen yi nga xam ni xëy na tey bu ñu toggoon di ko évaluer. enveloppe bi war naa bëri ci kopp. waaw du tuuti nag waaw du tuuti c'est vrai parce que rien que cash transfert bi xam nga tey jii. fi mu toll nii finalement 3 milliards sax teguñu ko sa loxo pour nga gérer cash transfert. non man leer na ma ni 10 milliards yooyu li ci Dakar di jël dina bëri trop waaw loolu man xam naa ko parce que tey jii may wax ak yow li ma am ci déclaration de sinistre ëpp na juróom-ñaari junni. maa ngi toll ci 7300 mais 7300 yooyu aussi du da ngay la ñuy déclarer rek nga ni waa ji sinistré la. il faut également nga teg sa bët. moo tax dafa am ay enquêteurs yu nga xam ni ñi ngi dugg ci kër yooya suñu jëlee téléphone ñu woo la ñu la ñoo ngi ñëw bu ñu ñëwee xool degré sinistre bi d'abord ak sinistre bi. évaluer ko ni diw mi kat li mu wax loolu la kii yelloo na 100000 francs wala yelloo na 200000 francs mais lu gën a am solo mooy boo duggee ci kër mën nga gis. ñi def déclaration bi mën na nekk ñaari nit ñetti nit ñu enregistré leen mais boo ñëwee doo joxandoo ñëpp. donc moo tax. famille lañuy jox. voilà 7000 yooyu. au cas par cas la. voilà 7000 yi day wàññeeku. waaw jàpp naa ni dafay wàññeeku mais lu mu wàññeeku dinañ toll ci enveloppe financière bu nga xam ni xam naa ni du sore milliard bi wala dana ko. alors moo gouverneur bu ñu génnee ci wàllu fendi bi. en espérant que fagaru mooy ñëw après parce que bu fendee tey bu taw bi ñëwaatee maanaam day nekk lu doy waar. en tant que gouverneur. dañuy wax ne inondation yi du hasard. dafa am ay facteurs yu dajalewu moo tax mu aboutir ci inondation. bokk na ci njàmbati wala bokk diagnostic yi. que zone nidificandi yi non nidificandi yi ngoo xamante ni du dëkkuwaay ndax ndox moo ko lal. ngay gouverneur bu Dakar. am gis-gis ak bët ci tabaxu gox bi. Ndakaaru yëpp. yow lan ngay apporter comme promesse wala orientation boo xamante ni sénégalais yi naam dañuy gëmm seen bët si yenn yi ndax ñàkk wala bëgg a dëkk fenn yàqamti. waaye ñu jàpp ne xëy na loolu dañ ko saafara ci lu gën a gaaw a gaaw. oui question bu am solo ngi noonu. parce que bu ñu nekkee situation bii tey nit ñi dañu dëkk ci zone non aedificandi yi yàlla xam na ni boo demee unité 3 Parcelles Assainies unité 3 keroog bi sapeur yi expliqué fii ndox bi métti nekk à 140 centimètres il paraît lac la woon et puis mi ngi à 15 mètres du niveau de la mer donc dafa xóot 15 mètres par rapport ak à la mer. donc foofu même bu ñu fa defee ay kër dafa war a ànd ak ay réseau d'assainissement nga xam ne bu ndox bi ñëwee day jàll mais tant que loolu amul àndul ak lotissement yi normalement waruñu mu autoriser lotissement ci zone yu mel noonu donc tey jii président wax na ko keroog ñëpp dégg ko mooy que bu ñu kenn nangooti ñu def lotissement ci zone bi nga xam ni non aedificandi la loolu partagé nañ ci déjà ak service technique yi muy urbanisme ñiy liggéey ci suuf domaine ak DSCOS dinañ ko jëfee. deuxième chose wax naa ko démb seen collègues yi gis nga boo demee Pikine ak Guédiawaye am na ñu nga xam ni dañu dëkkoon foofu muy inondé ñu jëlee leen fa yóbbu leen ñii Jaxaay en 2005 ñi ci des Tawfekh Yaakaar loolu yàggul en 2012 mais on s'est rendu compte que am na ñu nga xam ni nekkoon nañ foofu ñu yóbbu leen am na ñuy daw siwaat di jéem a jëlaat suuf yooyu am na sax ñu réussir ba jaay ci ay terrain foofu am na ay promoteurs également yu taxaw pour jël terrain yooyu am na également ay collectivités locales yu fa bëgg def ay projets et cetera mais on a dit on met un terme à cette situation donc tey jii aussi DSCOS jot na ay directives yu leer nañ ba zone yooyu nga xam ni ndox moo taxoon ñu jëlee fa nit ña bu fa nit ña dellu si donc foofa dara du fa am le temps que autorités yi étudier cette question xam nan la ñuy gérer les espaces libérés ñi fa dëkk jamono ji ndax day tekki dañ leen fay jëlee wala déedéet. fépp fu nga xam ni travaux assainissement war na fa am ñu xam ni kii su fa nekkee day gérer travaux yi dinañ ko fa jëlee incha allah. alors ñu ñëw ci leneen Papis bu fekkee pare na si fendi beek inondation yi muy Covid. fagaru bi kay laa bëggoon wax ñu suti fagaru bi. fagaru parce que dama bëgg bu ñu génnee si fendi ils ont le concept est formidable hein fendi wow c'est du wolof basique. est-ce que ndox mi jeex na. waaw mais après fendi luy ñëw fagaru wala quoi moi je veux que ça soit fagaru peut-être. mais fagaru bi président wax na ko nee na bu ñu génnee ci hivernage bi lu muy njëkk a def mooy lancer projet 2 pour Kër Massar mooy jël Kër Massar changer statut bi.
jëlee ko statut commune yóbbu ko statut département. et statut département dafa am lu muy àndal. lan mooy nekk voilà effet immédiat yi. effet immédiat pour Kër Massar naka lay def. effet immédiat bu nekkee département mooy déjà dina am ay autorités administratives yu gën a bëri. administration bi donc dina gën a yomb ni ngay administrer localité bi. ensuite day am ses services techniques Kër Massar dootul dépendre ci chef de service bu nga xam ni ma nga nekk Pikine donc. dañuy rapprocher administration bi donc ñi nga xam ni seen liggéey yëpp mooy saytu jafe-jafe Kër Massar ca dina am ñu mu àndal parce que day am ay commune du ñàkk commune yu bees du ñàkk Kër Massar bu ñu ko xoolee ni mu mel toll noonu war na mën nga nekk 2 ba 3 commune ça aussi ñi ngi du ñàkk donc dañuy renforcer administration bi au niveau de Kër Massar indi fa ay services techniques yu bees defaraat yoon yi indi réseau l'assainissement dans le cadre du projet 2 parce que projet 1 dafa wane résultat bu ngeen gis ñu dégg projet 2 boo demee Kër Massar nga laaj leen dañ ne la am na une vingtaine de quartiers voire 40 su ma juumul yu daan inondé mais bi projet 2 bi ñëwee inondéetul par contre nag fi nga xam ni amul réseau d'assainissement amul liggéey foofu moom moo inondé. alors di ko àllan wala ma def digression xëy na contexte bi ak actualité bi inondation la. Kër Massar muy dem vers une départementalisation mais Kër Massar y a pas que le problème de l'inondation dafa bëri ay problèmes et ñuy dem ci beneen changement de statut. Est-ce que loolu aussi si le cadre le permet on peut en parler parce que am na problème de sécurité am na problème de l'eau mais il y a énormément de problèmes à Kër Massar xëy na lii dafa ñëw rek muur la fa ne. li nga wax dëgg la léegi gis nga bu ñu ko defee département. police bu bees mën nañu indi brigade bu bees parce que brigade am na fa certes mais bu ñu yokkee commune yi dañuy yokk brigade bi. dañuy xool services sociaux de base yi fa nekk ndax lii àttan na nekk département bu àttanul buñ ko defee day ànd ak loolu les mesures d'accompagnement donc loolu lépp ñu ci liggéey. actuellement ñi ngi enclenché d'ailleurs réflexion bi yàgg na am na ñu ci doon réfléchir mais bi président jëlee décision bi nag dañ koy accélérer donc actuellement am nañu une idée exacte et précise de la situation de Kër Massar ñaata école moo fa am ñaata service de sécurité moo fa am ñaata structure de santé moo fa am et cetera et c'est sur la base de ces études là socio-économiques que la ñuy jëlee décisions yi ñu war a jël. ñu ñëw ci Covid bi Papis xam naa ne moom Kër Massar léegi ñu commencé interdit di kaw sa plateau la il fait du chauvinisme. c'est un pur hasard. non maa ngi bëgg a gëm ni léegi Kër Massar Papis day def. xaw ma sax yaa invité par exemple. alors Covid bi ñu ngi ci du ma ko doon waxee sax ci début bi ci période boo xamante ni cas yi mu ngi wàññeeku bu baax nit yi commencé nañu am xel bu dal mais dafa am ay restrictions yu ñu tegoon teggi nañ ko. notamment ci transport bi nga xamante ni tey même bu dee place assise yi la ñu autorisé woon may nañ léegi nit yi ñuy taxaw mais ñu ci bëri tey ñu ngi ragalaat ñu dellu ci habitude yi ñu amoon surcharge yeeg yenn yi nga xamante ne dafay yàq sax matériel bi ñuy liggéeyee lan mooy doon tey contrôle bi ndax dina am walla suivi bi sur terrain bi pour que loolu noonu ñu bañ cee dellusiwaat. oui gis nga dama koy confirmer également gis nga premier jour bi nga xam ni sax ministre bi génn na arrêté bi daf ko génne ñu jot ko le temps que muy egg police gendarmerie pour ñu appliquer ko fekk na circulation bi xaw na xumb ba policiers yeeg gendarme yi di jàpp ñoom fa ñu nekkoon maanaam près de restriction yi. ba xawoon na sax indi ay tuuti réero pour vous dire que ni. contrôle bi fa mu newoon jugu fa bi assouplissement bi ñëwee wax na ni évidemment nañ leen may ñu chargé ñu yëpp dañ daan yëpp waaye may ñu leen ñu surchargé kooku ba léegi dañ koy interdire ensuite lu ñu yeggi dindi restriction yi masques yi ba léegi c'est de rigueur donc policiers yi ak gendarmes yi ñi ngi contrôler yooyu. donc gel bi masque yi ak surcharge moom quel que soit le contexte moom dañ ko tere waaw donc instruction yooyu jot nañ ko domaine de sécurité la. waaw surcharge moom sécurité la. voilà mi ngi noonu voilà donc yooyu kenn mënu ko nangu donc amuñu benn problème li nga xam ni nangu woon nañ ko ci ñoom ministre bi delloo leen ko
kooku amuñu ci benn problème policiers yi ak gendarmes yi xam nañ ko waaye li fi des nag wàllu sécurité comme ni nga ko waxee léegi wàllu contrôle port masque bi ak gel yi ñu wa nga xam ne war nañ ko am ak yooyu kooku ba léegi moom mi ngi fi ku ko amul yoon dina dal sa kaw. ci wàllu marché yi. ci wàllu marché yi bon marché yi tëjuñu ko xam nga marché yi. doon na am benn bés sax boo xamante ne dañ doon nettoyer mais léegi marché yi jour yëpp lay tëj. waaw loolu nag mooy le mal Sénégal parce que bu ñu nee bëreet rek ñëpp dinañ topp mais dafa mel na bu ñu demee ba ci kanam rek nit ñi dañuy xaw a fàtte wala ñu bàyyi ndiku mais terewul. mais est-ce que du foofu gouverneur est-ce que du foofu la ngeen di soxla. moom réellement foofu la ngeen di soxla yi. bu fekkee am na quel que soit le domaine l'activité. kilifa bi bu gisee ne gars yi ñu ngi def naka su dul noonu wala ñu ngi dellu ginnaaw. mu réactualiser. mais bien sûr loolu mësuñu ci jóg sensibilisation mësuñu ci jóg gis nga gouverneur boo jël ci Sénégal day def li ñuy wax réunion de sécurité chaque mois da koy def je crois que loolu du secret mën nañu ko wax. réunion de sécurité boobu dafa am comité de sécurité bu nga xam ni gouverneur day toog ànd ak préfet yi ànd ak ñi nga xam ni ñoo yor wàllu kaaraange ñu évaluer li nga xam ni moom moo xew ci weer bi bu ñu ko évaluer waxtaan ci ñu ne lii kat war nañu rectifier lii jël mesures yi ñu jël suñu ay mesures et instructions yi dem nit ñi doxe loola. donc yooyu mi ngi am ba léegi xëy na nag suñu liggéey mayuñu lu ñuy wax ci réunion yi wala ñu ñuy wax kii ñu ñëw di ko wax mais bu ñu jëlee mesure comme lu mel ni arrêté kooku da nga koy publier mais boo ko publier askan bi xam ko nag nga waxtaan ci ak askan bi ñu xam ne tey lii ak lii ak lii ak lii moo am bu ko defee nit ñi dem ci mais véritablement ci CRD yi ci CDD yi vraiment ñi ngi wax di wax ak askan yi wax ak maire yi bu ñu demee ñu wax ak également seen i gox. ñi nga xam ne ñoo yor marché yi muy les communes également mesures yi fa ñu nekkoon ñu téye ko fa ba léegi. alors benn question rek ça c'est personnel c'est pas les fonctions mais c'est la personne. nga nekk gouverneur réew mi ñu tombé ci la plus grosse épidémie. pandémie du monde. nga gérer une population qui s'appelle population dakaroise. lan moo nekkoon ces moments yu plus difficile ci gestion Covid bi. waaw gestion Covid bi nag am na ci guddi yi nga xam ni xëy na sax du ñu nelaw. loolu moom dëgg la bi ñu jëlee état d'urgence bi parce que loolu affaire sécurité la di def tëj daanaka nit ñi mënuñu tukki ñu ni ku war a tukki wala ku war a liggéey da ngay ñëw nga wut autorisation nit ñi daan nañu ñëw gouvernance ñëwin bu nga xam ni sax man daf ma tiital daan nañu toog gouvernance ba ay minuit di liggéey ci affaire yooyu parce que du ko ñëw demande rek nga jox ko alors du également nit ki dina sax feebar doo xam am preuve ba xam feebar na wala feebarul donc mu lay def ay parfois des cas de conscience parce que am na restriction donc loolu lu metti woon la deuxième chose bi mooy yow nga yëg feebar bi ni mu mel nga xam ni mu amee ni mu dangereuse quoi ngay jël ay mesures gis ni pendant ce temps am na ñu nga xam ni dañu toog pour contre mesures yooyu alors da ngay dem yàgg nga ni. da ngay mer quoi. waaw doo mer sax mais vraiment. foo ñu dem ci journal bi gouverneur nga may ñu ko li muy wax am na solo lool. soxna Naata Mbaye ñu àndaat ak gouverneur bu Dakar di Alhassane Sall gouverneur sànq ñu ngi woon ci taxawaay bi ci wàllu Covid bi ak yenn mesures yi nga xamante ne yëkkati nañ ko mais tey bu ñu nekkee di lever ay restrictions est-ce que ñu ngi bàyyi xel li nga xamante tamit jàng nañ ko te mu war a mën a doon ak yi ñu daal di koy maintenir plutôt que di teggiwaat lépp ñuy delluwaat ca lañ nekkoon. waaw loolu itam am nañ ci yaakaar bu baax ndax depuis 6 mois lépp lu ñuy wax. defe naa du ñu toog benn fan bu nga xam ni waxuñu ci wàllu Covid ci wàllu mesure barrière ci wàllu prévention ci wàllu responsabilité bi nga xam ni nit ki war na am donc tey gëm naa ni amul benn sénégalais bu xamul lan mooy Covid ak nan la ñuy moytoo Covid moo tax lu ñu lever restriction askan bi yeewu na yeewu bu nga xam ni du dellu di def li nga xam ni moom mooy tara indiwaat Covid donc waxtaan bi ci rajo yi ci télé yi ci ndaje yi
day continuer pour que askan bi vraiment respecter les mesures barrières. ñu ñëwaat ci wàllu inondation yi sànq sa biir wax ne nga am na ñoo xam jot nañ leen yóbbu ci yenn établissement le temps que ñuy nettoyer et tout ndax dafa amaatit dispositif boo xamante ne nii jël ngeen ko pour que établissement yooyu naam bu dee li des ci école tijjeeti bëreetul pour que loolu it mu disponible bu bés ba. waaw effectivement am na ñu nekk ci site de recasement bu nga xam ni ay tentes la yu nga xam ni. Ministre de l'Intérieur moo jox ndigal direction protection civile mu jox ñu ko ñu installé ko loolu moo nekk Kër Massar moo nekk Jaxaay mais am na ñu nga xam ni effectivement dañ leen yóbbu ci ay établissement scolaire le temps que ñu romb mais ren suñu chance peut-être mooy que école ubbiwul octobre. Novembre lay ubbi ca jàpp nañ ni balaa ñuy toll foofu dinañu pare ci jafe-jafe yi ba remettre en état les établissements scolaires am na ci nag benn bu nga xam ni situation moom doy na waar trop parce que keroog bi ma ko visité mooy bi nekk Kër Massar noonu vers unité 3 jëm kii daanaka ndox bi dafa dem sax ba muur mur de clôture bi. boobu moom xam naa ne bu ndox bi jeexee dina laaj liggéey bu am solo incha allah. répartition moyens yi nga xamante ne ñu ngi koy def. d'une commune à une autre naka lay tëddee Kër Massar mooy ëppale wala dafa am nombre ci camion hydrocureur yi nga doon wax sànq ci répartition nan la ñu koy defee. non c'est en fonction des besoins dañuy laaj rek kan moo ñan ñoo soxla bu ko defee ñu ni ñu mairie bi soxla nañu maintenant ñu xool su fekkee mën nañu satisfaire lépp ñu jox leen bu fekkee du ko mëte nag dañuy def ay arbitrage. ñu privilégier zone yi nga xam ni xëy na ñoo ko gën a soxla mais jusque là moom ñi ngi sant yàlla ñi ngi satisfaire demande yi même bu dul à 100% ku nekk gox ba nga nekk ba nga laajee boo amul lépp it am na loo am ba fi mu toll nii entre démb ak tey je crois que liggéey bi sore na bu baax a baax. deuxième chose bi mooy hydrocureur bi mën na nekk ci benn mairie. liggéey bu pare ñu orienté ko ci beneen mairie mu renforcer. dispositif bi nekk ci mairie boobu donc daal ba tey ji ñuy wax aw ma benn retour négatif par rapport ak liggéeyu hydrocureur yi. léegi matériel boobu bu pare yéen a koy gardewaat balaa ni ñuy dundaat encore bu jotee ñu ne dañuy jotaat matériel ndax yeneen yi at yi passé moom xamatuñu fan la féete. waaw loolu moto pompe yi la alors hydrocureur yi moom dañ koy delloo seen borom mais actuellement am na ay moto pompe yi nga xam ni ministère de l'intérieur mi ngi nekk ci tànku jënd ko. D'accord. loolu bu ñëwee effectivement dañ koy jox gox yi dinañ ci jox également ñi nga xam ne ñooy volontaires yi nga xam ne ñooy lutter contre les inondations. Très bien. mais insister ci entretien bi jox ci sapeur yi comme ça bu kii bi jeexee ñu récupérer ko def entretien bi déwén ñu mën ko utiliser. su fekkee soxla war nañ. Merci beaucoup Alhassane Sall, le gouverneur de Dakar. On revient juste après ceci.